amati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës Sénégal jàngoroy mbas mi nag wàllante gu yees nag dañu ko nemmeeku loole nag ñu ne li ko waral bokk na rek ca gannaaw tabaski bi nag ak ni nga xamante ne nag noonu la nit ñi ñàkk nu ñu doon dajaloo jàpp nañ ni moo gën a yombal kon wàllug lawub jàngoro ji loole nag ki ko xamle di docteur Mamadou Ndiaye ñu dénk ko wàllug fegu gi ci ministère bi gàlloog wàllug wér-gu-yaram ay kàddu lu mu yëkkati dénk ko Babacar Fall ci grand jury bu rajo Futurs Médias Sénégal ak tolluwaayu mbas mi ci bisu tey nag gannaaw ñaar ñu faatu tey lu toll ci téeméer ak fanweer am nañu mbas mi ci junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaari test yoo xamante ne def nañu ko beneen ponk nag ci biir xibaar yi bokk rek ci préfet bu Kaolack yëkkati ay kàddu gannaaw lakk bu marché central bu Kaolack juróom-ñetti fukk ak ñett mu ne ci cantine yu fëgg jaay nag lakk na ba jeex tàkk la ca jóge la ca kon yàqu ci xaalis kenn mënu laa wax rek xayma gi jamono ji muy bilan rek bi nga xamante ne jot nañu koo def rek moom préfet bu Kaolack di ngeen dégg ay kàddoom ci biir xibaar yi daanu waxit ci jëwriñ yi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllug alam gi nag mi ngi wéyal campagne bi nga xamante ne jëm na ci njëmbatub garab fële nag ca forêt classée bu mbaaw ñu ngi doon wax ne boobeep nag forêt dañu koy rek kon déclassé waaye nag la mu xamle rek mooy loolu ay waxi kese la nguurug Sénégal mosu caa taxaw benn yoon te du yàgg dara nag dina am yeneen i fukki àll yoo xamante ne daanu ko fësal di ngeen dégg moom it ay kàddoom ci biir xibaar yi muy jëwriñ ñi dénk alam gi mbokki ponk yaa ngi ni bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu doore ko rek ak tolluwaayu jàngoroy mbas mi tey ci réew mi téeméer ak fanweer ñoo dikk ak jàngoro ji ci junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñaari test yoo xamante ne fukk ak juróom ñaari test yoo xamante ne def nañu ko juróom benn fukk yaak ñaar nag di ay jege juróom benn fukk yaak ñett nag bokk ci wàllante googu ñu xamul tey ñeent fukk ci aji tawat googu nag wér nañu juróom fukk ak ñett ña nga ca réanimation Sénégal nag ci gàttal juróom-ñaari junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci aji tawat nag ñoo daal di wér gis nañu tamit lu toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoom ñàkk nañu seen bakkan ñi ñu jot di faj jamono ji toll nañu ci ñeenti junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak benn niñ ko waxee woon ci ponk yi muy nag docteur Mamadou Ndiaye ñu dénk ko wàllug fegu gi ci ministère bi gàlloog wàllug wér-gu-yaram mi ngi wax na nag ne jàngoro ji am na ay wàllante yu yees yoo xamante ne dañu ko nemmeeku gannaaw tabaski bi loolu nag mu jàpp ni li ko yombal ñàkkul ni bari na ay kàddu la yu mu yëkkati ci grand jury bu rajo Futurs Médias ci janoom ak Babacar Fall ñu teewlu ay kàddoom. En tout cas, en toute analyse assez restreinte, nous pensons que nous faisons. ñun ci suñu yaakaar jàpp nañ ni ab contamination bu yees moom la ñu nekk di nemmeeku ci jamono ji ndax cas yi ñu ngi gën a yokku wàññeekuwuñu wante itam boo xoolee lu jëm ci wàllum cas communautaire yi ab explosion la ñu gis mooy maanaam dañuy gën di yokku jafe na lool nag ñu daal di expliquer ci wàllum épidémie ci benn lecture kese ana lan moo waral li ni mel wante nag jàpp nañ ni tabaski bi lenn la ci ndax am na ñoo xamante ni voyagé nañu avant tabaski bi. ñenn ñi bi tabaski bi jegee ba noppi ci loolu nag boo xoolee xayma diggante benn ci ay bés avant tabaski ak benn ci ay bés après tabaski boo ko xayma ci wàllum lu ñuy duppee tamit incubation mooy maanaam feebar bi nekk sa biir yaram ba mu développé ba mu génnee ay signes ñu xayma ko ci fukki fan ak ñeent jàpp nañ ni kon tabaski bi lenn la ci loolu itam moo mën a expliquer li ñuy nemmeeku ci jamono ji ci wàllum cas communautaire yi mooy maanaam yokkute boo xamante ni yokkute bu jéggi dayoo la wante itam bu ñu fàttali ñu ngi entamé maanaam ñu ngi door suñu juróom-benneelu weer lu jëm ci wàllum épidémie bi juróom-benneelu weer nag bëgg cee maîtriser lépp li nga xamante ni ay contour la mooy maanaam lu waral wàllum contamination bi dana doon lu jafe ndax boo xoolee juróom-benn weer daanaka xaaju at la kon gis ngeen ne lu jafe la ci wàllum feebar bi nga xamante ni nag ni muy wàlle itam doon loo xam ne lu doy waar la. C'est pas une maladie manuportée, c'est-à-dire portée uniquement par la main.
Alassane Ba moo ñu tekkil kon kàddu yooyu ñu des ba tey ci mbas mi ak fële ci département bu Guédiawaye foofu ñu gis ni ma ngay gën di law ndax lu toll ci juróomi téeméer ak ñeent fukk ci kaa wàññi nañu ko fële nag di commune bu Golf Sud gis nañu ne jàngoro ja foofu it lu fa law la ndax ci lim googu ñu wax daanaka booy xool genn wàll ga ñu nga féetee ca commune bu Golf Sud moo tax nag foofu sax ñu ne faw tamit ñu gën a dooleel xeex bi ndax ñetti téeméer booy xool ci cas communautaire wàññi nañu ko ca département bu Guédiawaye xeex la boo xamante ne maire bu commune Golf Sud moo ko daal di sumb di ab riposte Salif Sow. mbas mi ko daj ba mu mat sëkk amul benn quartier boo xamante ni rëcc na ca. situation bi moom metti na Golf Sud lool metti na fi parce que quartier boo dem ay cas nga fa su ma jëlee quartier SHS plus de 22 cas mu nga fa nga jël quartier Aliou Sow plus de 20 cas te quartier yëpp noonu la tëddee quartier bi nga xam ne dañu ne woon amul 0 cas ba démb bi ñuy réunion boole woon ko sax sunu programme dañ ne quartier boobu amul cas tey am na cas donc kenn rëccul. Golf Sud jàngoro ji fa la ëppee doole ci diwaanu Guédiawaye moonte xeex bi foofa gaañ ñu ngi koy amal sax programme bu bees boo xamante ni samedi bii lañ koy door. comité d'éveil yi ñu defoon yëpp ci quartier yi conseil municipal bi ak comité bi fi ne dañuy dem ci ñooñu waxtaan ak ñoom pour ñu dugg ci koñ yi wax ak nit ñi pour ñu takk masque donc loolu pour mu am il faut que ñu def kër par kër. visite à domicile yi di dem ci kër gu nekk daal di leen di soññ ñaax leen ngir ñu war a mën a takk seenu masque mu ngi am ci jamono ji nga xamante ni doomu jàngoro ji tasaaroo ga mu ngay gën a am doole. Golf Sud ëppal nañu ñaari téeméer ak juróom fukki doomu aadama yoo fa amee coronavirus téeméer ya lim ba teg na ko sax ay cas communautaire lañu. Golf Sud li fi nekk ci ay cas corona ëpp na ñaari téeméer ak juróom fukk cas communautaire yi moom lim bi mën na téeméer ndaxte fii xale yi dañuy seetante ci seenu biir ci quartier yu nekk am na tamit dañuy wax plage Malibu di géej gi leneen tamit loo xamante ni lu ci yokk la te jar bàyyi xel mooy hôpital Dalal Jàmm képp kuñ fa seet ñaare di lay dëkkloo Golf ndeem sax dëkku fi. tey jii ci tey Guédiawaye ëppal na juróomi téeméer ak ñeent fukki doomu aadama yu amee coronavirus ñetti téeméer yi ay cas communautaire lañu. njiital Pastef di Ousmane Sonko ci aset ji nag ma nga woon ca Medina Baye ngir rek yeggee njaalam gannaaw nag dëddug àdduna xalifa général ba di Cheikh Ahmed Tidiane Niass ba mu génnee nag yëy na yàbbi daal ci mbirum mbas mi nguurug Sénégal ak ni mu ca taxawee mu ne nag kon jotagul rek mu di ci def nag ab wax maanaam loolu taxu koo jóg waaye li leer ba leer mooy taxaw seetlu dana am ci yorinu nguur gi ak mbas mi waaye lu mu ca mën a doon nag askanuk Sénégal nu ñu def seen kéemtalaay kàttan ba jug nag fegul seen bopp ci mbas mi ñu teewlu ko ak Ibrahima Diamé. dama ñëw tey ci cadre dëj ak njaale du moment politique du moment def critique politique bu soobee yàlla ci diir gu gàtt man ak ñi ma àndal ci suñu cadre parti lépp ñu ngi koy dajale lépp nañ ko ceytu nañ jàkkaarloog Sénégalais yi wax leen mbir mi nu mu demee waaye li ñu mën a wax rek te mu mën a méngoog li ñu tax a jóg mooy toujours ci circonstances yu mel nii dañuy rafetal ak wax luy jëmale nit ñi kanam mooy dellu si woo Sénégalais yi soññu leen ñu xam ni même su dee ñi ñu jiital amoon yaakaar si ñoom peut-être mbir mi niñ ko gérer demewul noonu waaye nañu xam ni premier barrière bi premier niveau bi ci ñu moytu ba lii bañ a lor nit ñi mooy kenn ku nekk ci ñun naka ngay comporté woo kon liñ ci mën a wax mooy nañu bàyyi càggante bi parce que sénégalais dafa sàggan te li ñu mënul départ mu am nañ ko trop waaye arrivé zéro bu ñu commencé une semaine 2 semaines rek ku nekk commencé na gars yi dañuy wax rek non affaire bi yow mos nga gis ko am non ñi dañuy déedéet lii lu sérieux la lu mun a taxawal adduna bi yëpp ak tubaab ni mu gëmee koom-koom tey koom-koomu adduna bi yëpp taxaw usines yi tëj avion naawatul loolu du caaxaan kon kenn ku ne takk masque jafewul na nit ñi di góorgóorlu di takk masque yi di jël mesures yi di essayer respecter distance yi autant que possible. comité développement départemental di ab CDD nag amal nañu ko ngir rek màggaluk Touba geek waajal gi màggal gi nag ren ñu fas yéene ko rek amal ci anam yoo xamante ne dafay wute ak yi weesu ndax jàngoro mbas mi moom moo ko waral Serigne Ousmane Mbacké nag delsi na ci solos rek kon ndaje moomee waaye la ca gën a am solo it bokk na ci askan wi nag nañu fexe rek ba sàmmonteeg geste barrière yi te xam ne màggal gi bu dee amit faw mu am yoo xamante ne ay tëralin la yu ñu war a sàmm ñu teewlu ko. niñ ko baaxoo def rek waajal màggal gi ci anam yiñ ko daan waajale li ci yokk rek mooy tolluwaayu jamono muy ay xat-xat yoo xam ne ay weer a ngi nii àdduna di ko dund
Sénégal it am fu mu ci toll muy jafe-jafe yoo xam ni yàlla def na mosuñu koo dund ci màggal kon mu mel ne loolu lu bees la mu mel ni ne waxtaan wi lu ci ëpp ci loolu lañ ko ci foofu lañ ko ci loolu lañ ko doon def ci feebar bi ak nuñ koy waajalee ba matuwaay yi nga xam ne nguur gi maanaam gouvernement Sénégal jël na ko ci jaarale ko ci ministère de la santé ak ay structure am ñu man koo mën a wàccoo ak moom ci niñ ko waxee loolu mooy ndigalul sëriñ bi fas yéene it jàllale ko ci askan wépp képp kuy ñëwit bu ñëwee fekk ko fi waaye buy ñëw àndaale ko xam ne loolu lu sëriñ bi digle ñi nga xam ne nag dañu dégg màggal gi war a wuy si ci woote sëriñ bi wala ñu yëg màggal gi yëg ne ci lañu ñu war a ñëw fekk si ko suñuy ñëw ñu xam ne ci contexte boobu la ñu war a ñëwee. ma ngoog ñu dellu wax rek ci lakk ga woon ca marché central bu Kaolack la fa lakk nag bari na lool juróom-ñett fukk ak ñett ci cantine di cantine fëgg jaay lakk na ba jeex tàkk préfet bu Kaolack moom moo ko xamle bilan ba nag daanaka booy xool kenn mënugu ko xayma xanaa rek ak tuut la lu ñu def rek ca la jot a yàqu Ahmed Tidiane Thiaw moom mooy préfet bu Kaolack ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé. lu tollu juróom-ñetti fukki cantine ak ñett. safara si yóbbu na leen waaye liy faral di xew mooy mën ngaa gis lu tollook fukki cantine fenn fu ci ne lamp di fa tàkk waaye fekk na kenn dong moo ci wàccoo yoon ak Senelec ñi ci des ñëpp dañuy am courant ci kaw yàkkale su ma ko waxee noonu su ma ko mënee waxee noonu bu ko defee nag loola day doon liggéeyu ñab-ñabal day doon liggéeyu baay jagal loolu nag bare na bu jëye amee moom moo koy indi kon lu mu métti métti su fekkee ne rek bëgg nañ di tàqalikoo ak yu mel nii ni ñuy xëccee courant ci biir marché yi nan ko seetaat bu ñaareel bi nag mooy jamono dafay dox nga war a ànd ak moom même bu jëya amul soo duggee ci marché léeg-léeg la nga xam ne moom la ñuy defaree cantine fekk jàmm di am de jàmm ngi am waaye lu mel ni lakk bu fa amee yaakaar naa ne njort du mën a rafet ne la ñuy ñàkk moom du mën a bari faw ma ngoog ñu wàññeekoo Kaolack rek daal di wutali tëngéej googu nag gis nañu ne taw yu mujj daal ya fa am bari na lool lu mu fa yàq askan wa yeewoo ca Cyprès jàpp Jorga Montagne ña nga cay jafe-jafe yu tar waaye li gën a metti ci mbënn moomee mooy duguleet ñu koy dund ndax yàgg nañoo dund yooyee jafe-jafe kon kilifa yi ngalla nañu wax ci loolee ñuy dund Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. taw yu métti yi wàcc ci Tëngéej ci waxtu yu mujj yi nag jural askan wi njàqare wu tal lu ni mel nag la ñu nemmeeku fële ca cité Cyprès. Je suis là depuis 2015 te année yi yëpp même calvaire la ñuy vivre li ñuy ñaan tey mooy ku ñu dimbali ñu génn ci situation bi on a des enfants en scolarité ñu ngi examen on est obligé gis nga mag sama accoutrement ak samay bot c'est comme ça que l'on fait pour génn dem marché nii la ñuy def pour yóbbu suñuy xale ñuy jàngi. On parle de salubrité avec le Covid-19 comment vous imaginez-vous qu'on peut être salubre avec cette situation li ñuy ñaan état bi di ko ñaan gouvernement bi di ko ñaan képp ku ñu mën a dimbale moo ñu génne ñu ci situation bi parce que on a payé nos maisons à coût de millions te bu ñu xamoon ne fii c'était une zone inondable lu ñu fi dëkk. Sincèrement parler, moi, la responsabilité de la Cyprès, c'est de nous avoir vendu des maisons dans une zone inondable. La responsabilité, je dirais peut-être de l'État, c'est peut-être de ne pas nous accompagner pour l'évacuation des eaux. Depuis le temps, on ngi ci di dox di ñaan sonn nañ ñu may jàppale ñu mën a génn ci situation bi parce que métti na. ca Jorga Montagne lenn ci ay njaboot sax dañoo bàyyi seeni kër ndax ndox mi nga xam ne nii daanaka da ko fa nangu ñoom nag dañuy joxoñ baaraam liggéeyu lii di autoroute à péage. ñun duñu tàyyi mukk di joytu li nga xamante ne lii moo fi ne parce que
boobu ba léegi mun naa wax depuis 2010 ñi ngi fi am jafe-jafe bi autoroute à péage bi taxawee romb nu impacté nañu carrément parce que ndox ma fay jóge di ñëw sonal nañu ba kër yu bari yàqu nañu mënatuñu toog semaine te ngàccuñu suñuy foos kër yi yàqu na nit ñaa ngi daw nit ñaa ngi bàyyi seeni kër di dem di làqatu feneen ñi amul fu ñu jëm nag ñi ngi toog nekk nag ci njàqare boobu nekk ci tiis boobu. situation bu ni mel nag la ñu nemmeeku ci quartier yu bëri fii ci diwaanu Tëngéej mu doon nag jafe-jafe yoo xam ni yàgg nañ dund ak moom ñuy ñaan nag autorités yi rek ñu wut ci saafara. ca Parcelles Assainies unité 20 moom ndoxu foos moo leen sonal di ndox yu bon boole kook xet gu kenn mënta nokki ñu ne ñoom it ñu ngay bëgg a dee ci ndoxu foos yooyu ñoom nag kenn képp la ñu joxañ baaraamu tuuma mooy nag bokk moomeel ga daal la ñu jàpp ni liggéeyam dafa des Cheikh Diop moo fa xëyoon àndoon ceeg Jafara Ba. ndox mu fi taxaw tëw a dem nget gi muy génne itam doy lool lii la ñi nga xam ne ñoom ñoo fi dëkk daal di xamle ñu nekk ci Parcelles Assainies unité 20. ñun sonn nañu ndox bi dañuy nekk ak moom chaque nawet ànd ak ndoxu taw ak ndoxu foos amuñu fu ñu jaar gis nga suñu buntu kër yeeg buntu jàkka ji yëpp ndox mi da koo yàq amuñu fu ñu jaar loolu nag la ñu bëgg kuñ ci dimbal ci nu mu gën a gaawee parce que ñun sonn nañu fii dañ fiy jaay ay lekk te amul li mu àndul ak jaay lekk. ndox bi fosse bi jógee unité 18 la mais puisque fii pante la bañ defaree tali bi fii dafa yéeg fii nag xóot au lieu ñu defar ko mu maase leeg tali bi defaruñ ko amul canalisation amul dara. ndoxu foos muy wala ngaan ci jamono yi nga xam ne coronavirus mi ngi ci réew mi mu nekk ab situation boo xamante ni mënuñu koo booleek li nga xam ne moom moo di dëppook mesure barrière yi. àndul parce que lii nii moo raw corona. sibiru bi nga ci mën a jëlee wala xet gu ban gi ngay nooy feebar bi nga ci mën a jëlee moo raw corona fop xale yaa ngi ciy fo xale yaa ngi ciy dugg xale yaa ngi ciy def lu ne te ak corona bi nii ak sibiru bi lépp da cee bokk ànd. ngir ay coppite ci mbir mu ni mel ñi lee di wóolu njiit bu bokk moomeel bi. nga problème mais Moussa Sy seetaan nañu waaye waa ONAS tam liggéey ñu def ñu seen liggéey Parcelles Assainies lañ wax mais Parcelles Assainies lañ yor. weer ngi nag ñuy dund lu ni mel. ñile xam xel njëriñuk set ba tax ñoom ñile bëgg seen ak dundin coppeeku. ñu koy jaajëfal Cheikh Diop fële moom ca Yarang Balant ma nga nekk nag ca Balantakunda foofu nag ñu ne marché ba nga xamante ne moo fa nekk marché ba ma ngay jànkuwanteel ay jafe-jafe yu méttee métti jafe-jafe yu bokk na ci càcc goo xamante ne ñu ngi leen di bëgg a rey bu weesoo càcc googee léeg-léeg ñu songu leen ay gétt yoo xamante ne ña nga ca boor yooyu dañ leen di sàcc di leen yóbbu ca Guinée Bissau loolu yëpp nag ñu ne li ko sabab bokk na ci ñàkk courant kon askan wa la ñu bëgg tey rek mooy projet yooyu nga xamante ne kon dooroon nañ ko mu soxal nag wàllu courant ba ñëpp mën caa jote ñu fas yéene koo yeggale Bakary Konté la ñu ci àndal ak Xaali Jaame. Yaram Balant chef lieu commune mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe yi tar mu ngi nekk ci département bu Goudomp ci Balantakunda population di ñaawlu nu Senelec daal di arrêté liggéey boo xam te moom lañ doon amal pour nag jox leen courant loolu nag mat na at yàlla ba léegi ñi ngi xaar projet boobu ci lañ ko arrêté. am na jafe-jafe bu bëri comme lan ndax mun nañu indi si cas vol sàcc gars yi dañuy ñëw di dugg si magasin yi di sàcc matériel yi. donc di dévaliser en quelque sorte magasin yi. CEM bi am nañu ay matériel informatique CEM bi normalement boo xoolee war na am courant matériel informatique yi fa nekk c'est des matériels de valeur. xale yi dañuy génn fii du ñu xam sax lan mooy informatique te am nañu matériel yi am doole ci CEM bi. Yaram Balant bokk ci Balantakunda ci région bu Sédhiou commerçant yi ak éleveurs yi nelatuñu guddi loolu nag lu ko waral ni malfaiteurs yi di ñëw di dajji seen boutique yóbbu seen alal wante nag yóbbu seen gëtt la mu yóbbu ko ci Guinée Bissau nekk loo xamante ne askan bi di ko ñaawlu. frontière bi la ñu nekk fii bu nawetee day lëndëm trop gars yi dañu profité ci lëndëmaay boobu ñëw di cambrioler suñu boutique yi di ñu sàcc. xam nga dëkk bi dafa war a am courant daal te amul sécurité daal on est à 0 mètre de la frontière même pas 1 kilomètre ci frontière bi te on exposé daal gars yi dañuy jóge ci biir Guinée ñëw dajji suñu boutique yi sàcc suñu ala dugaat ci biir même boo demee ba ci biir nga gis sa bagage doo ko mun a récupérer parce que luñ lay laaj day ëpp valeur luñ la sàcc. beneen jafe-jafe boo xamante ne Yaram Balant mu ngi ko jàkkoonteel mooy ñàkkum ndox. forage bi fonctionné wul ndax depuis 1 an la ñu arrêté liggéey forage bi liggéey bi mënul continuer ba léegi. mënuñu comprendre lu waral loolu ba léegi kenn mënu la wax exactement lan mooy problème bi. dëkk bi ñoom wax nañ ko ñu ngi am 200 téeméer ak ñetti fukk ci ay doomu aadama
donc loolu ñooñu mënuñu occuper benn robinet kese. Yaram Balante nekk ci yeneen jafe-jafe ci wàllu wérgu yaram ndaxte seen poste de santé bu nga ko commencé tabax yàgg na ba léegi travaux yi dañ ko arrêté mat na at yàlla loolu nag nekk loo xamante ne askan bi di ko ñaawlu ñu ne nag bu fekkee autorité compétente yi réagiruñu ci nu mu gën a gaawee ñoom nag dinañ wàcc ci mbedd yi wane seen nakar. jëwriñ ñi dénk alam gi moom ma ngay woyee nag campagne bi soxal njëmbatub garab bi fële ca forêt classée bu mbaaw ma nga foon jëwriñ jooju di Abdou Karim Sall wax na nag ci coow li jëm ci déclassé àll boobee nag ni ñu koy waxee loolee lam ca xamle mooy nguurug Sénégal nam mu ko amal benn yoon leneen la mu wax it mooy am na ci fukk àll yoo xamante ne daañu leen biral du yàgg Abdou Karim Sall ñu teewlu ko ak Salif Sow. Il n'y aura pas 1 millimètre carré bu ñuy déclassé pour ay privé wala pour ay particulier wala pour ay promoteur. L'État n'est pas dans cette disposition de déclasser la forêt classée. La forêt l'État bi nekkul ci tànku déclasser 1 millimètre carré li fi nekk dañ koy ñoŋal dañ koy protéger loolu moo tax ñu yeewu tey fas yéene delloo ci garab. xam ngeen ni fan yi ñu génn département de Pikine à travers le maire demandé na pour que compte tenu aujourd'hui de la démographie ñu wutal Pikine département de Pikine ay sëk foo xam ne pour jullit ñi la ak pour communauté chrétienne bi la loolu nag c'est une demande sociale boo xam ne nguur gi war na ci tontu looloo tax ñu fas yéene avec les techniciens ñu étudier la possibilité d'intégrer li nga xam ne moom mooy sëk yooyu ci biir forêt bi sans perturber les règles yi nga xam ne moom mooy les règles de la protection de l'environnement et les règles de la protection de la forêt. Le protocole sera rendu public et tout le monde constatera que ce protocole-là respecte mu ngi respecter li nga xam ne mooy lépp lu ñu war a sàmmonteeg protection de la forêt mais également lépp lu ñuy war a sàmmonteeg environnement. ma nga ko lu soxal wàllug anam gi la ñu wax nag ci jamono ji li nga xamante ne moom mooy faral di am ci diggante ay askan ak société minière yi ndax léeg-léeg dëkkoo gi du neex ndax bari na lu kër yooyu nag di gàllankoor dundunu askan wi moo xam jaarale ko ci anam gi la lu ñuy nokki léeg-léeg ak lu mu ci mën a doon loolee lu ñu nemmeeku la ca Daaru Xuddoos Meewaan jàpp Taïba Ndiaye tey moo waral nag ab waxtaan lalu foofu mu boole ay partenaires askan wa ak ñu taxaw temb rek ngir gindi askan wi ci yan yoon la ñuy jaar rek ba tegu ci wàllu ko yokkute Cheikh Anta Diop ak Sey Latir dina dajale boo xamante ni askan wi dëkk ca Daaru Xuddoos ak Meewaan jàpp Taïba Ndiaye dëkk yi nga xamante ne daanaka ay société minière ñoo leen wër ñu gis ne dafay faral di am ay jafe-jafe loolee tax nag waa ENDA jàppool tikk nag ci gox bii di Daaru Xuddoos ngir amal fi waxtaan fexe nag ba yee askan wi gindi leen ci seen taxawaay seen digganteeg société minière yooyu. compte tenu ci département Tivaouane ni ñuy dunde mbir yooyu surtout lëkkale ko nag ak wutum mbell mi maanaam kii minière yi exploitation minière yi ñu xool yan jeexital la exploitation minière boobu am ci dundinu askan wi compagnie minière yi seen bopp convié nañ leen foog naa ICR sax teew nañ fi GCO it ñu ngi leen doon xaar ndax ENDA jàppool dañuy fexe ba encourager ñi nga xam ne ñoo seq gox bi ñu mën di toog di waxtaane li nga xam ne mbiri gox bi la. population yi ñu gis ne daanaka seeni suuf yi dañ koy faral di jël loolee tax maire Daaru Xuddoos na nag soxla nañ ñu mel nii ngir ñu gën a mën a jàppale askan wi. li ci des daal mooy fexe daal ba population bi comprendre maanaam ñoom seen rôle ak ñun suñu rôle bu ko defee tamit invité aussi tamit ñi nga xam ne ñooy industrie yi ñuy ñëw tamit di participer ci dialogue boobu pour jàmm mën a am pour ñëpp daal. partenaire au développement ne nag dinañ fexe ba jàppale nag askan wi waaye nag ñi ngi sàkku nag ci nguur gi contrat yi nga xamante ni moom moo doxoon seen diggante ak société minière yooyee ñu gën koo xoolaat ba askan wi gën cee gis seen bopp. askan woowu Salif Sow lañu seetlu nag mooy seen àq ak seen yelleef dañu koy faral di jalgati ci réewum Sénégal ab seetlu la boo xamante ni ki teewal Afrique sowu jant nag ci haut commissariat bu mbootaay xeet yi nag di toppatoo lépp lu soxal àq ak yelleefu doomu aadama daal di def dip seetlu mu ne nag ci salfaañi googu sax àq ak yelleefu soxna yi ak daanaka xale yi ñoom la ñu ci gën a jalgati Andrea Ori lañ koy wax ñu teewlu ko ak Salif Sow.
des na lu bari ci wàllum ak yelleefu jigéen ñi la dëgg la am na lu ñuy wax parité Sénégal waaye parité nekkul wàllum égalité ndaxte ba léegi Sénégal am na ay loi yoo xamante ni dafay xaaji ak seen rawatina ci réew moo xamante ni dañ ne ñëpp ñoom ñoo yem mooy góor ñi ak jigéen ñi ci kayit ji loolu lañ bind waaye boo demee ci ni muy doxee ak réew mi ni ñu gëm seen aada ak seen cosaan mel na ne demee wut noonu kon jigéen ñi amuñu droit bu góor ñi am dëgg-dëgg buñ ko xoolee ba xool ko te moonte code de la famille wax na ko am na beneen jafe-jafe ci réew mi mooy wàllum xale yi nga xamante ni ñoo nekkee ci mbedd yilee am na ay xale yi li ñuy wax xale taalibe Sénégal réew mu toll ne moom ak fu mu toll ci démocratie ak nu mu koy taggee boppam sax seen mbedd Sénégal ñu fay fekk ay téeméeri junni xale yu nekk ci mbedd mi seen ak seen i yelleef ñu koy salfaañi te ay sëriñ daara rek di ko def jaaxal nañu. mangook Salif Sow doon rek kon fit ci kàddu yooyu ci foofu sax la ñu jeexalee xibaaru marax yi mbokk yi sant lañu leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Ibrahima Kane.